loolu mu proposé du solution bi nga xam ne dëgg-dëgg mooy liy faj immigration clandestine. Parce que bu fekkee ne ci xeetu solution yi mu am yëpp amul benn bu mu tànn lu dul réponse pénale bi maanaam xeex ñooñu nga xam ne ñoom ñooy teggaal yooyu noonu di yóbbu ndaw ñi bitim réew loolu pour man ñàkk vision ak ñàkk gis-gis mënta weesu lu mel noonu ñëpp xam nañ ni immigration clandestine li nga xam ne moo ko sooke mooy koom-koomu Sénégal ni mu bindoo manu tam jox xëy ndaw ñooñu nga xam ne ñoo ngi dem bitim réew di fa yaakaar a tekki ñëpp xam nañ ne pasare gu metti gi nga xam ne moom la ñuy pasare alalu Sénégal di ko dugal ci ay projet yoo xam ne du priorité Sénégal ñëpp xam nañ ne tant que loolu changé wuñ ko li nga xam ne mooy immigration clandestine du fi jóg. li nga xam ne nag dégg naa mu ko ciy wax muy wax ay mbirum employabilité ak yu demee noonu ñëpp xam nañ ne problème mu xëy bi du problème mu employabilité boo jëlee tey Sénégal lan lañ lay wax dañ lay ne li ñu am ci ay industrie téeméer la ak lu teg. téeméeri industrie yooyu li ñuy employé ci population active bi weesuwul 18%. Donc tant que fexewuñu ba li nga xam ne moom la ñuy béy ci réew mi li nga xam ne moom la ñuy jëlee ci suuf si ñu koy transformer fii tant que fexewuñu bu am industrie boo xam ne monnaie souveraine moo koy supporter dañuy sonn rek waaye problème mu xëyu ndaw yi duñ ci mës a indi saafara. xam nga bu toogee juróom-ñetti at ginnaaw bi ñu ko falee muy naan employé priorité la xam nga ne priorité. rek yem ci doyul da ngay ni priorité la waaye da ngay wax sénégalais yi ne lan nga def pour saafara priorité boobu dégg nga ko ba muy wax ci wàllu mbay lam fa wax ci lim weesuwul 35000 yi nga xam ne ñoom la ñuy encadré ci mbirum Prodac ak yu demee noonu ak 27000 yi nga xam ne moom la ñuy encadré ci wàllu entrepreneuriat te moom bu ñu fàttalikoo la mu digoon sénégalais yi laata muy jël nguur gi mooy at bu nekk dina créer lu weesu 500000 emplois. Donc bu ñu demee tey ba mu ñuy jox ay chiffres yoo xam ne benn ci jegewul 50000 emplois loolu li muy tekki rek mooy lajj bu métti bi nga xam ne lajju na ko ci emploi des jeunes ñu ciy profité di jaale famille yi nga xam ne ñàkk nañ seen i ndaw ci fan yi ñu génn encore une fois de plus ma jàpp ne immigration clandestine day wane rek promesse ya nga xam ne promettre na ko ndaw Sénégal atteindre ko. wax nga agriculture nee na campagne bi ça connaît un franc succès. waaw xam nga taxawu rek di joxe ay chiffres. dafa yomb man chiffre boo xam ne xaw ma ban méthode xaw ma naka lañ ko produire chiffre boobu du ma ko gëm beneen bi aussi mooy dégg nañ politique de prix bi mu wax tey problème bi nga xam ne mooy problème mu njaayum gerte bi mooy problème bi ci Sonacos di jànkat lool. tey ñëpp xam nañ ne ubbi nañu njaay mi ba xejal ci chinois yi di fay prix boo xam ne Sonacos mënu koo fay dem nañ ba ci biir naan dañuy bloquer exportation bi loolu yëpp du solution bi donc tey loolu ñuy wax déjà man gëwuma ko. beneen bi aussi bu ñu nee am nañu chiffre yooyu pourquoi kuréel gu mel ne Sonacos di am problème pour jot ci gerte gi donc bëri na ci loo xam ne daal leerul ci sama xel leerul ci sama bopp donc il faut ñu wax ne ni chiffre yooyu ñuy wax fan lañ ko jëlee naka lañ ko calculer laata ñu koy gëm. relance économique nee na 2021 dafa war a nekk année de relance. waaw xam nga lam ca wax day wane rek ne politique yi ñu nasoon depuis 2012 ba léegi baaxul te ñun yàgg nañ koo wax. yàgg nañ wax ne économie mënta basé wu ci service déjà service du créer ay emploi service mooy transport mooy hôtellerie mooy yu demee noonu yàgg nañu wax ne économie agriculture ak industrie bu am doole moo koy soutenir yàgg nañu wax aussi que ne croissance yi mu fi doon wax ay croissance la yoo xam ne ci ñaar la wékku moom am na ci boo xam ne ñëwaat na ci léegi sax mooy ci nawet bi waaye aussi ci bor bi te gis nañ ne tey bor bi la mu ca amoon ci ay possibilité amatu ko ci parce que boru Sénégal dem na ba 68% au PIB bi te li nga xam ne mooy norme communautaire nee nañu ne mënuñu weesu 70%. donc relance boobu ñuy wax tamit man gëwuma ne dina am ay moyens de financement yoo xam ne dina ko permettre nu financer relance boobu. parce que mënatu la bor mënatu la leb 500 milliards yi mu wax ne moo ngi koy xaar ci secteur privé bi du ko am parce que secteur privé bi weesuwul 3% bu PIB bi notu Sénégal ci wàllu endettement. kuréel gi nga xam ne mooy Moody's wàcc na ko mën nañu wax ne ci réew yi jël avant daara la ñu bokk tey li muy tekki mooy la nga xam ne daan nañ ko leb ci bitim réew day dellu gën a néew ci contexte boobu nag bu ñu bëggee gëmloo ne relance bi dina jàll man du ma ko gëm parce que lii tax mu jàll mooy mu am ay financement yoo xam ne dina mën a financer relance boobu. si wàllu wér-gu-yaram nee na
insisté na bu baax sur la nécessité du respect des mesures barrières et surtout taxawaay état bu mu ci war a am tamit waaye annoncé na construction de 33 unités d'accueil si un peu partout dans le pays wax na tamit li nga xamante ni moom moo nekk recrutement de 500 médecins mais également 1000 paramédicaux ngir gën a dooleel li nga xamante ni moom moo nekk structure sanitaire yi un peu partout dans le pays mais en tenant compte des zones les plus reculées du pays. waa xam nga li xew ci wàllu santé ci raw te ñu gis ko nemmeeku ko mu gën a fës ci mbas mi fi jaar day wane rek ne suñu système de santé maanaam dëgër gi nga xam ne moom lañ doon xaar ci moom. li ñu gis xam nga tey Sénégal bu ñu demee bay naan 16 millions d'habitants ñu ne 36 établissements publics de santé lañ am bu ñu demee tey ba président di bàkkoo benn unité benn institut des maladies tropicales et infectieuses après 60 ans d'indépendance loolu njaqare la ñuy jural yaakaar naa tey Sénégal waroon na weesu 36 établissement public de santé pour une population de 16 millions d'habitants bu loolu weesoo loolu yëpp li muy biral aussi mooy problème de priorité en réalité paj bi du seen priorité parce que tey boo jëlee budget ministère de la santé ak fonds politique gu président ci seen rythme yokkuwaay li fonds politique gu président yi yokku en valeur relative budget ministère de la santé yokku ko tey boo jëlee li nga xam ne mooy le programme national de développement des ressources humaines en santé yeneen yi nga xam ne moom mooy yeneen profil yi santé bi soxla benn rek lañ ci atteindre benn taux d'exécution boo xam ne dem na au-delà de 50% muy le recrutement des médecins mais yeneen yi boo ko jëlee muy infirmier yi muy administrateur de santé yi ak yeneen spécialistes yi amu ci benn boo xam ne taux d'exécution bi weesu na 50%. donc da ngay gis ne à ce niveau là également li ñu doon xaar investissement yi ñu doon xaar la mu diggee woon Sénégalais yi ba muy jël nguur gi en 2012 ak fi ñu ci toll tey da ngay gis ne que sorante na trop. parce que tey nañ ko wax te dee li nga xam ne ñu ngi koy dund tey ci santé li ko waral mooy gouvernement yi fi jaar rawatina moom bosam santé mosul nekk seen priorité dañoo mos a jël santé Sénégal sous-traité ko bàyyi ko yeneen i kuréel yoo xam ne yu ci bëri ci ñoom seen taxawaay ci réew mi mooy fexe ba jël fi ay information di ko jox pharmacie internationale yi ñu bàyyi kook suñu santé moo ñu jural li nga xam ne tey moom lañ fa gis bu loolu weesoo nag moo ngi waxu mesure barrière nit booy digal nit ñi cet da ngay sangu tey problème bi ñu gën a am ci mbas bi mooy ñoom seen discours rawatina moom président de la république tey ñu wax lii suba ñu wax lële askan nag doo ko yoree noonu bu yàggee ku nekk defee na mu ko xalaate tey problème yi ñu am ci mbas mi looloo ñu ko yóbbee